dibeer fukki fan ak juróom-ñaar ci tabaski atum ju nekk ñeent téeméer ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës napp gi lu ko gën a ñoŋal waa Greenpeace Afrique daan nañuy def nag li nga xamante ne bi moo di taxaw seddu lëlu ci li nga xam ne mooy indi jéey yeeg waabale ki nga xam ne bato yu mag yi dañuy ñëw waabale ko réewum Sénégal loolu waral nag ñu daal di taxawal li nga xamante ne bi moom la ñu duppee ana sama jën ngir sàmm li nga xam ne moo di waaxi réew mi nañ ci dellu siwaat si ndajaloo leeg ki nga xam ne moo di Khadija Ndar Diouf si njël benn xibaar yi dinañu ànd ak ay satukan dugg si jay yi ginnaaw bi nga xamante ni bi nag daan nañu yëkkati embargo bi doxoon diggante Sénégal ak réew Mali njaay meeg njënd mi ci marché bi nga xam ne moom la ñu duppee marché Mali ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi foofee nan nañu dundee mbir yi nañ ci daal di àddu ci boobulee gëstu laata ñool bi dugg nag ci li nga xamante ni bi moo di aéroport bi nga xam ne moo di aéroport ba nekk ca diwaanu Ndar ñu daal di koy dayloo indi coow nag si limu koppar yi ginnaaw bi nga xamante ne bi dégg na fanweeri milliards ki nga xam ne moo di Souleymane Niang mi yoru lépp lu jëm si wàllum infrastructure weddi na kàddu yooyu ne ñaar fukk ak ñetti milliards lañ ko liggéeyee li jëm si maquette bi it indi na ci leer lañ ko teewlu ak Amadou Ba ki nga xam ne moo di Assane Ba ci diwaanu si ki ci war la yëkkatee kàddu yu mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees ki ñu def si faram fàcc. Greenpeace Afrique del ci waat ci li nga xam ne moo di waaxi réewum Sénégal ak yu Afrique yi sàmm gi ci war ak aar li nga xam ne moo di géej géej jën yi nga xamante ne bi dañuy xaatimoo ay licence yu ñu jógee bi ci réew di bateau yu mag yu ñëw waabale lépp loolee nag dafa nekk loo xam ne dafa war a dakk waral ñu daal di sëmb aw naal woo xam ne moom la ñu duppee ana sama jën ngir sàmm li nga xam ne moo di jën yi réew mi askan wi mën cee gis seen bopp waaye tamit géej gi mën a noyyi Khadija Ndar Diouf. ñàkkum jën bi am ci biir réew mi andi njàkkare ci askan wi lii leen nag tax ba waa Greenpeace Afrique nara amal ab campagne lépp rekk ngir sàmm lii di ressource halieutique yi. ana suma jën muy benn projet bu ñuy gunge ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu géej gi muy mool yi jigéen ñi soppali jën mareyeurs yi ak bépp sénégalais boo xam ne dafay dunde jën lu ko waral mooy jën wi ñu ngi gis ne ñu ngi gën a dem mais mi ngi gën a jafe ñu ne kon boog benn laaj la bu ñu war a laaj kenn ku nekk war ka laaj muy mool mi muy mareyeur bi muy femme transformatrice bi muy ONG bi muy le consommateur muy même l'État jën wi fi nekkoon fan la jaar ana jën bi donc c'est la question boo xam ne moom la ñu bëgg benn réponse ñu ne ko dinañ ci def benn campagne def lancement bi tey parce que ne wër Sénégal pour waxtaan ak nit ñi ci jën wi anam. bu jën amul askan wi jaaxle càccum jën gi ñu wax ni mooy am ci biir géej gi lii bokk na ci li waa Greenpeace gën a fësal liggéeykat yi nag li ñuy ñaan rekk moo di seenub liggéey yi ñu gën ko jox gëdd. ñu ne nag bu nekkee dañu war a continuer ci loolu di jël jënu Sénégal di ko wal def ko farine dem di ko dundalee ay mala au détriment des populations ou bien ñu jël jënu Sénégal jox ko ay yeneen gaal yoo xam ne dëkkuñu Sénégal ñu koy napp di ko exporter loolu nekkul pêche durable donc li ñuy prôné mooy nañu fexe jën wi ñu sàmm ko dooleel jigéen ñi nga xam ne ñoo ci liggéey reconnaissance bi ñu bëgg ñu am ñu defal leen seen reconnaissance mais ñu aar leen ba ñu continuer di dundal Sénégal niñ ko daan defee bu yàgg ba léegi. la ñuy xaar nag bokk na ci lii di wàllum napp gi ñu daal di koy réglementé. lan moo waral fii ci Sénégal pourtant ñun boo xëyee tey dañ ñaan na ngeen fexe ba mu tudd fexe ba li yoon wax ngeen di ko def muy ci wàllum jën te pourtant état mu ngi jël di signer ay accord de pêche yu nga xamante ne la ñuy def ci biir géej ñoom xamuñu ko la ñu fay nañuy nappe xamuñu ko nappinu yi xamuñu ko te it loolu mu ngi ñuy sonal bu baax ndax fu nga xam ne fa la gaal artisanal daan dem léegi gaalu nu mu tudd bateau de pêche yi ñooy ñëw foofu di fa pêcher ba tax ñun ñi doon jot ci jën jotuñu ci ñu ne nag jot nañu jog dox ci loolu. bu ñu sukkandikoo ci kàddub waa Greenpeace lu toll ci xaaju million ci tonub jën la ñuy nappee ci géeju Afrique de l'Ouest yi di ko yóbbu ci ay dëkkub nasaraan lii nag andi benn laaj moo di ana suñu jën li bile laaj nag lenn rekk ko tax a jóg mooy sàmm ak itam bàyyi xel bu baax ci ressources halieutiques yi.
dooleel napp gi dooleel mbay mi it ak li nga xamante ne bi moo di waa DRC diwaanu Saloum jàppal nañu ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum mbayum mboq lu toll si juróom-ñetti fukki million foofee ca diwaanu Ndingiraay Kër Bukki waa Sibassor ñoom ñi nga xamante ne bi ñooy gas xorom si ak ñi ciy liggéey ñoom it am nañu ci njàppandal lu toll si ñett téeméeri million ñi nga xam ne ñoo di waa DER daal dañuy jagle lu ni mel di xaar nag ñu mën a fay gaaw ngir mën a joxaat ñeneen ca diwaanu Saloum ñi fekk fa Adama Sarr. toolu mboq bi nga xamee ne yaatuwaayam toll na ci fukki hectare ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di waa fédération des producteurs de maïs du Saloum mu di FEPROMAS ñoom ñoo koy amal fi nga xamee ne moo di commune bu Paoskoto ñoom nag ñuy rafetlu lëkkaloo bu am solo bi nga xamee ne ñu ngi koy amal seen diggante ak waa DER. waaye tool bii ñu ji tey matériel agricole bi ko ji muy semoir muy huusin ñoom jàpp nañ ci financement bu ñu ne déetu waay ñu xalaat ne bu ñu bayee mboq bi récolté ko yóbbu ko te mu nekk semence dafay laaj ñu conditionné ko te ki di conditionnement wax ne il faut nga wëri ji unité conditionnement fu mu mënta ko nekk soit di nga fay transport bu cher di nga fay manutention bu cher mu ne ñu ci loolu dinaa leen jàppale ci financement wu 87 millions ngeen mën koy jëndee unité de conditionnement mobile ngeen teg ko seen bureau lépp lu ngeen soxlaati ci conditionnement ngeen defee ko seen bureau sakkanal seeni poos dina leen yombalal ngeen fay bor bi parce que tey li nga doon frais yépp di nga fay bor bi te doo ko yëg. gannaaw béykatu mboq yi nekk ci commune bu Paoskoto ñoo ngi fii ci commune bu Sibassor file nag ñiy yëngu ci wàllum xorom ñoom ñoo fi dal di nekk ñoom ñi le nag kuréel gii di DER dal dina leen financé ci lu jege ñaar téeméeri millions ci suñuy koppar. amoon nañ des partenaires techniques yu def ay formation et tout ça mais amuñu partenaire financier jusqu'à ce que l'État du Sénégal à travers la DER ñëw vraiment jàppale ñu ci xorom si jox ñu ay financement defar suñu aménagement yi ba nga xam ne tool yi baax na mu jëndal ñu ay machines yi ñuy liggéeyee vraiment jox ñu BFR fonds de roulement boo xam ne moo ñuy permettre ñu mën a génne xorom bi à temps parce que dañ daan def di yàkkamti génne xorom bi te du ñor parce que amuñu woon xaalis di ko jaay noonu bi DER joxee ñu BFR dañu bàyyi xorom bi ba mu ñor ñu génne ko mu nekk xorom de qualité vraiment ñu ko mën di ko jaay parce que qualité bi ñu manqué woon dañ ko am à partir de ce moment vraiment DER ñëw investir fii presque à peu près 160 et quelques millions jox ñu benn camion boo xam ne suñu xorom bi moo koy yóbbu Dakar. mu di dingiraay ci béykatu mboq yi Kër Mbukki boo fii ci Sibassor ci ñi nga xamee ne ñoo yëngu ci wàllum xorom si kii di délégué général bu DER FJ nag daal dina rafetlu bu baax jéego yi nga xamee ne kuréel gi amal na ko ngir gën a fexe ba lii di wàllum xëy gën a mën a nekk lu am solo fii ci Sénégal. tey jii suñu mission bi daf ñu conduire d'abord au niveau de Kër Mbukki où on a d'abord eu à rencontrer ay baykat yoo xamante ne ñu ngi woon ci seen tool yi DER accompagné leen ci ay achat tracteur gis ni tey jii tracteur yooyu yombalal na leen liggéey bi dina leen permettre tey jii ñuy dem di liggéey ba génn Kër Mbukki sax di dem ci yeneen endroit tey jii di ci liggéey. rencontré nañ tamit benn fédération boo xamante ni dañuy produire maïs boo xamante ni DER tamit jàppale na ko ak ay partenaires am ci accompagnement li ñuy woowee unité de conditionnement mais jàppale leen tamit ci machinisme agricole jàppale leen ci outillage yu ndaw yi nga xamante ni dañ koy soxla pour bay maïs bi ñu nekk fii nag tey jii ak coopérative du sel bi nekk fi tey jii ñoom ñoo ñu dalal di ñu wan tey tamit accompagnement bi nga xamante ni DER def na ko ñu ngi koy xaymaal ci lu toll ci 164 millions boo xoolee globalement sax DER li mu accompagner filière u sel bi mi ngi toll ci 416 millions ci région Kaolack bi coopérative bi nag tey jii boo xoolee ci achat camion bi ci aussi fonds de roulement yi ñu leen jox ak aménagement ñu ngi ci toll ci 164 millions boo xamante ni moom la ñu jagleel coopérative bi. njiital DER nag daal dina ñaax nag bu baax ñi nga xamee ne ñoom ñoo di yile partenaire am ngir nag ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xamee ne moo di wàllu remboursement bi ndax kat nee na li ni mel dina tax ba ñu mun a financer yeneen i sénégalais.
Adama Sarr ñu dugg ci jay yi de si wàllum koom-koom ba léegi ginnaaw bi nga xam te ne bii baax nañu digalub Sénégal ak Mali jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk ca jàpp bi ñu duppee marché Mali ñoom it ñu ngay daal di àddu ci li nga xam ne moo di njaay meeg njënd mi bu ñenn ñi gisee ne ubbite gi nekk na ngëneel si wàllum njaay am na ñoo xam ne jàpp nañu ne jamono ñu nekkoon ci embargo sax dafa mel ni moo gënoon a ndox dëgg seen i kàddu ñu teewlu ko si gësub ay setukan ak Baara Sow. xeetu njaay mi xeet bi mu àndal ak kàllaama jaaykat yi ci bambara di wane ni ñoo ngi ci marché bi dajale ay malien daan bi ñu tegoon réewu Mali te ñu yëkkati ko indi na mbégte bu rëy ci jaaykat bi ñàkk dégg wolof ak nasaraan tax mu bàyyeek apprenti wam kàddu gi. Tout va bien parce que avec l'embargo ba ñu ubbee frontières yi sax ci la xaw a tane tuuti ndax bu njëkk dañu daan jaari Guinée ngir mën a yóbbu marchandises yi waaye jamono yi nga xamante ne ubbi nañ frontière bi diggante Sénégal ak Mali day gën a yomb jokkalante bi ak dem beeg dikk bi. les produits pourront quand même écouler comme davantage. gis-gis gi neneen la ci bëtu délégué wu marché bi embargo am ñàkk am jàpp na ni fi commerçant yi jafe-jafe yu tar la ñuy daj ngir seen jaay mun a jaar. L'ouverture des frontières jusqu'à nos jours, le marché est comme ça. client yi taxu ko bëri lool yaakaar naa ne ubbi frontières yi amu ci benn jeexital ndax laata loolu it métti woon na lool ñun suñu liggéey dépendrul ci frontière ñu ubbi ko wala ñu tëj ko ci li muy wéeru rek mooy ndax commerçant sénégalais yi ñoom dinañu yóbbu ay marchandises wala ñu jëli ko te loolu jamono yi ñu nekk xawuñ ko gis bu baax a baax. Non, on peut amener les marchandises petit à petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients ici pour manquer les marchandises mais les blancs de lait étaient manqués. seen porte-parole dem bay xamal ni njaay bi ci embargo bi sax la gënoon na dox. bi ñu ne Mali dafa am embargo ba pare jamono yooyu la ñu gën a gis suñu bopp suñuy liggéey par rapport ak léegi bi ñu dindee embargo bi. nii mun naa ne nii Maliens yi sax léegi la ñu gën a sonn dina avant embargo. parce que jamono yooyu lépp loo xamante ne Maliens ñu ngi koy defaral seen bopp foofu la ñu koy jëfandikoo gars yi ñu ngi koy jënd comme par rapport avant embargo ñëw seen Mali ndaxte jamono yooyu matériel européen di dugg. matériel feneen beneen dëkk di dugg. ci biir événement bi tamit embargo amoon na mais alhamdulilah ñu ngi gis suñu bopp ci jaay bi ndaxte jamono boobu sénégalais ñu ngi jënd normal Gambie mu ngi jënd Bissau mu ngi jënd ba diaspora bi Europe yépp ñu ngi jënd. ginnaaw juróom benn weeru daan jaaykat yi nekk marché Mali di rafetlu lu ñu yëkkati embargo bi ñu tegoon ci noddu Mali ñenn ci ñoom tàmmali see gis seen bopp ñi ci des di am gàllankoor ba tey ci njaay mi. jaajëfal ko ñi am gàllankooru nekkin ginnaaw liggéeyu TER bi biñ ci daal di loro ba léegi nag seen mbir mi gi fagul ndax nee nañu ñeent fukki hectares yoo xam ne war nañ leen ko mën a jox ñoom ñi loru dafa mel ni nag daa am ñu ko bëgg a def yëfi njuuj njaaj te koppar yi ñu leen war a ndàmpaaye am na lu toll si junne ak ñaar téeméer ñoo xam ne ba léegi jotaguñ ci niki dem nag dañoo bëggoon a amal ab ndaje ak taskatu xibaar yi waaye tamit génn ñaxtu takk der yi aay ko ba jàpp sax ki nga xam ne mooy seen njiit ñu teewlu kenn si ñoom di Mamadou Diabé Wade ay kàddoom si micro bu daal njëcc. ñun jotaguñu donc suñu ay këyit yi nga xam ne mooy këyit kër yi site bi nga xam ne moom la ñu président jox waxuma la dara changé nañ ko fi ba ñetti yoon ba président moom mujjee jël décision jox ñu Lac Rose pour impacter yëpp mais ñun dem nañ fa demati liggéey bi dox barka démb DG ab soo nañu jox ñu décret bi nga xam ne moom mooy biral ne suuf si ñun ñoo ko moom mais loo moom te amoo ci këyit kër mais du kër parce que këyit yi ñeen jox ay faux et usage de faux la ndax këyit yooyu yeneen site la concerné yoo xam ne ñetti yoon ba ñeent xale yi wax nañ ko sañ fa demee ñu gis jox nañ ko ñeneen leneen li moom mooy accompagnement social bi ñuy xaar jotuñu ko prime de vulnérabilité presque des na 1200 personnes yoo xam ne jotuñu plus de presque banlieue bi yëpp Pikine Guédiawaye tëb ñoom soo fa demee dañuy rang ba mbedd ma mën nga fa dox këyit 1 mois 3 mois kooku yaayam dee mu war a fayee ko ay impense ci kii bi ci TER bi mënu ko am te président dafa résoudre problème boobu. ñu des ci tàggatum ndaw ñi sa diwaanu Guédiawaye foofee si ANER ba lu toll si juróom benn téeméer jot nañu ay bourse yu tax ñu mën a tàggatu ci wàllum xarala yu gën a kawe du numérique nekk loo xam ne ak taxawaay jëriñ ji yor wàllum économie numérique la foofee ci wàlbatiku goo xamante ne bi am nañ ko naal ngir ak xarañ def gu gën a bënn ci wàllum xarala yu kawe yi ñu dem ba Guédiawaye fekk fa bu daal njaaj. numérique bi nag doon na loo xamante ne lu am solo la ci àdduna bi ñu toll nouvelle génération bi
war ko jëriñoo looloo waral état bi di accompagner ndaw ñi ci wàllu woowu. comme ni ngeen ko xamee président de la république daf ñuy instruire ñun gouvernement bi ñu gën a bàyyi xel ci accompagnement ak encadrement jeunesse ndax comme ni ñu ko xamee tey la jeunesse constitue 78% wu population bi jeunesse mais également dañu constater également basculement wu dundu ndaw ñi même dundu mën naa ni institution yu bëri jëm ci numérique et ci jeunes yi la gën a feeñi donc de ce point de vue là je pense que suñu responsabilité ak suñu devoir mooy ñu xool nan la ñu gën a accompagner ndaw ñi renforcer leen encadrer leen également. ndaw yu bëri nag jot ci bourse de formation bi mu doon opportunité boo xamante ne ñoom ndaw yi bëgg nañ ko saisir. bon comme ni ko waxee rek ci nasaraan projet bi dafa doon li nga xamante ni internet bi laa ko gisee boo gisee par la suite laa ma inscrire nag te lañ ma jëlee ci ñi nga xamante ni dañ bénéficié mu doon li nga xamante ni man sama métier bu may pratiquer bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko gën a mën a propulser parce que ñu ci bëri des folies yi nga xamante ni bëgg naa di ko publier mais aussi cette formation là formation bi dina doon li nga xamante ni dina mën a gën a dooleel nit ñi parce que formation bi nga xamante ni monde bi léegi dafa tourné vers la télécommunication léegi sans comme ni ñu koy waxee rek monde bi léegi ñi xamul ñu mooy ñi nga xam mënuñu utiliser par exemple le numérique l'ordinateur. ci wàllum économie numérique Sénégal mu ngi ciy liggéey bu am solo liggéey boobu nag gouvernement bu Sénégal ti wane ci ab volonté ak politique de croissance et de modernisation bu am solo mu mel ni former ndaw ñi ci wàllum TIC doon na loo xamante ne njëriñ rek lay jur. bu daal njaaj ñu dellusiwaat ci mbiri François Mancabou mi nga xam ne dafa daal di faatu ci loxo yoon dafa daal di faat boppam wala dañ ko daal di bunduxatal ba mu ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xam ne procureur fësal na ni am nay vidéo yoo xam ne wane nañ ko muy mbëkk miir yi ki nga xamante ni bii mooy vice président bu ONG Jamra li muy sàkk moo di boobule vidéo nag ñu daal di samp ak kuréel goo xam ne moom lañ duppee jury d'honneur ngir ñu saytu mbir yooyee nga xam ne ay mbokkam dinañ ci bokk waaye tamit ñuy sàq saytu ak yelleefu doomi aadama ak ñi nga xam ne ñooy saytu yoon ak yoonal ci réew mi ba mën am ak gindeeku si googule wàll ay kàddoom Mame Mactar Gueye ñu teewlu ko si jokkoom ak i rajo téléphone Mame Abdou Gueye Kassé. waaw xam nga loolu du fi guléet amoon na fi États-Unis en 62 ou 63 ginnaaw bi ñu boomee président bi di John Kennedy coow li bari askan wi amee njaqare rawatina dafa bari ay vidéo yoo xam ne dañ ko jël sous des angles différents mais benn magistrat moom moo proposé ne lu tee parallèlement à l'enquête ñu samp benn jury d'honneur boo xam ne dinañ visionner vidéo yi ba xam ndax lii Harvey Oswald bi ñu ko ji moo ko rey wala déet loolu la ñu mujj def mbir yi daal di leer nañ waa ñun tamit natt boobu def ñu dal ci suñu mbokk mi di François Mancabou te ñu téye woon ko en détention préventive mu faf ñàkk bakkanam léegi kon enquêteurs yi yore nañu un élément déterminant moo tax ñun Jamra ñu proposé au procureur comme que ñun ñëpp gëstu dëgg moo ñu tax a jóg nañu samp benn jury d'honneur boo xam ne dañ koy sas pour ñu xool séquence 13 minutes yi ce qui s'est réellement passé waa jury d'honneur bi nag balaa ñu leen di jox film bi ñoom dañuy jël engagement ne duñu ko génne ci biti pour ñu mën a respecter la mémoire du défunt ak dëj bi nga xam ne ci lay mbokkam ne jury bi nag mën na nekk ñetti membre ci famille ñetti organisation des droits de l'homme comme Amnesty ONDH RADDHO ñetti journalistes yoo xam ne SYNPICS moo leen di mandaté ñetti correspondant presse étrangère ñaari responsable du parquet ak ñaari technicien du ministère de l'intérieur ñoom buñ ko visionné ba am dëgg gu wér ndax wolof dafa wax ne wérante xooxaan tekki tubéy su boobaa ñoom dinañu mën a génn def benn point de presse xamal nit ñi dëgg gi. waa Aar Sénégal it li ñu bëgg moo di mbir yooyu daal di leer ki nga xam ne moo di François Mancabou ay mbokkam xam dëgg lan moo ko faat waaye tamit réewum Sénégal gi yëpp xam lan moo ko faat ki yow seen kàddu Thierno Bocoum la ñuy teewlu ci jokkoom ak Abdourahmane Ly. Aar Sénégal dafa jàpp ne li xew ci dem décès wu François Mancabou doon na loo xam ne dañ ko war a leeral ndax fi mu amee ñëpp gis nañ ne dafa fi gàddu
garde à vue la nekkoon ñu dem ba tey ñu ne ñàkk na bakkanam loolu nag du gulit à chaque fois lu ñuy expliquer mooy nit ki moo faat boppam wala du ñu leeral mbir yi ba mu leer loolu nag dañ ne loolu war na jeex ci réew mi ndax victime yi dañu am ay droit seen famille yi dañu am ay droit jël nit yóbbu ko pour enquête jékki-jékki ñu ne la néewam lañ la indil loolu dafa war a jeex ci réew mi ndaxte nag exigence bi mooy ñu leeral ko ba mu leer nañ moo tax Aar Sénégal dafa exiger à ce que ñu leeral loolu ba mu leer nañ ba nga xamante ne lépp loo xam ne am na Sénégalais yi mën ko xam famille victime yi mën ko xam waaw ñi wax tamit na am enquête bu boo xamante ne bu mucc ayib lay doon bi Sénégalais yi mën a wóolu ba nga xamante ne dina feeñal ne lii moo am ci dëgg ci mbir moomu Sénégalais yi mën ko xam famille bi mën ko xam. ginnaaw coow li nga xam ne yudd na it ci immigration bu aéroport bi ñu duppee Ousmane Masseck Ndiaye foofu ca diwaanu Ndar Géej ñuy wax ne dugal nañ ci koppar yu ëpp ñu daal di siiwal fanweer fa ñaar fukk ak ñett ki nga xam ne mooy saytu lépp luy jumtuwaay di infrastructure ñu dénk ko ci réew mi weddi na ko Souleymane Ndiaye ne ñaar fukki milliards ak ñett lañ ko liggéeyee lu jëm ci maquette bi ñuy fësal ak li nga xam ne moo ci am ci dëgg leeral na ko muy xamle ni jumtuwaay la bu dëppook jamono te it yi nga xam ne moo di lañ ca def dina mën a dund diggante juróom fukki at jàpp ñett téeméeri at ay kàddoom ñu teelu ko Assane Ba. aéroport bi 23 milliards la képp ku ne 30 milliards la day waxu kasaw kas la durée de vie d'un ouvrage d'art bu am entre 50 et 200 ans loolu dafa am solo donc à part cela dañu rappeler ne ces modulaires là dañoo am toute la technologie nécessaire am isolation thermique bu baax am isolation phonique bu baax ba pare habitacle bi à tout moment dañu am température ambiante de 21 degrés donc nen bay caaxaan nen bay manipulation te damay rappeler ne aéroport du uniquement l'aérogare déedéet à part aérogare bi am na hangar SLI pour les véhicules de lutte contre les incendies am na piste bi piste bu nga xam ne wax dëgg yàlla bu mucc ayib la ñu ngi ko defar ñu sukkandeku ci li ñuy wax l'avion de référence muy Boeing 737-300 nga xam ne am neen portance bu baax longueur bi 2450 mètres la largeur bi di 45 mètres ñoom ay accotement de 7 mètres 50 de part et d'autre bande de piste bi ñu dégager ko bu baax mais à part la piste am na taxiway bi am na le parking avion am na lu ñuy wax les équipements d'aide à la navigation aérienne ne newul ne rek day ñëw génne benn photo ne voilà aéroport bi lii mooy nangam milliard c'est pas ça aéroport c'est un ensemble nen bay caaxaan. ñu dugg ci roppalaan yi wutali Dubai waa UBA daan nañuy yaatal nag li nga xamante ni bii moo di seen liggéey ginnaaw Afrique Europe ak Amérique daan nañuy samp seen banque foofe ci diwaanu Dubai ndax xam nañu ne ay doomi réewum Sénégal ak doomi réewu Afrique dañ fay jëflante lu bare bare bu ñu yeggee foofee di yëg seen bopp ne ñu ngay dund ndem ni ñuy dundee seen biir dëkk loole moo jubluwaay yëpp waa banque ba si njiital ki nga xamante ne bii moo nekk ca bopp ba daan nañu ubbeeku nag ci googale wàll nga xamante ne bii ñu ngi ko daal di duppee Global African Bank foofu ca diwaanu Dubai bañ koy samp demoon na fekkee samp ga Mohamed Kande ñu teewlu lam fa jële UBA lawal ay banqaasam bëgg a teg tànkam fépp ci àdduna bi am cëslaay bu baax ci lu ëpp ci ñaar fukki dëkk yu nekk ci Afrique Europe ak Amérique kër gile soxee ko ci Afrique bëgg a wéyal ay mbébétam fi mu teg ay gëtam jamono ji di Dubai ci ndaje mu am solo ay kilifa yu mag daje ci la njiital kër gi di Tony Elumelu fësale këram gi ñu taxawal ca Dubai jaarale ko ci tur bu bees bi de Africa Global Bank à Dubai. fii ci Afrique am nañ fi taxawaay bu baax tugal itam noonu lañ fay defee ay liggéey yu mucc ayib ba ci Amérique tey lu ñu bëgg rek mooy def suñu kéem kattan ba ñu nekk fépp ci àdduna bi ñu fay tudd te di fa gis suñu liggéey. tànneef gi nag doonul lu metti lool la bu ñu xoolee ni dëkk bi mel léegi rawatina ñu bari ci doomi Afrique yi di ci dem
jamono ji liggéey bi nga xamante ni jot nañ koo def ñun am nañ yaakaar ëllëg mu amal njëriñ askan wi ndax ay clients yi nga xamante ne am nañ ko ñi ci bëri dañuy nekk di yëngatu ci ay mbir yoo xamante ni seeni mbiru bopp te loolu da cee bari ay doomi Afrique yoo xamante ni xam nañ ci dara lu ñu bëgg daal mooy amal ab lëkkaloo boo xamante ni banque UBA ak ay homme d'affaires yu féete Afrique daañ ci gis seen bopp te ku ci nekk ak foo mënta nekk nañ la jàppale. ki ñu dénk kër gi foofee ca Dubaï moom itam ni mel la gisee moom mi jàpp ni sax Dubaï ak ni mu mel jamono ji doon na jaarukaay boo xamante ni Afrique daf ciy gis boppam bu baax. jàpp naa ne lii fa mu jógee fu sori la lool diggante UBA ak Afrika bureau bi nga xam ne man maa nekk chef exécutif bi mooy nekk ci pàcc boobee ci niñ ko waxee it am na ay jéego yu am solo yoo xam ne taxawal nañ ko te it ay opportunité d'affaires bari na fi lool rawatina sax ni ñu yombalee njënd meek njaay mi te Dubaï jaare ko ci UBA nekk na benn portail bu Afrique. li ni mel nag duñu ko yemale rek ci Dubaï am na ca yeneeni gox yoo xamante ni léegi ñu jot seen wàll. comme niñ ko defee ci réew yu bari daañu wéyal liggéey bi duñu yem ci loole daañu dem ci yeneen dëkku dëkkaan ngir samp fa suñu liggéey te loolu ëllëg ñépp daañ ci teg seen bët. am cëslaay bu baax ci Afrique ba noppi ubbeeku ci àdduna bi jéggi frontières yi fu ne mu teg fa tànkam loole moo di gis-gisu UBA di bëgg-bëgg bu rëy ba mel ni sax xëy na Burj Khalifa di tuur bu mag boobu nekk Dubaï nga xamante ni ñépp dañu ko tegi gët. jaajëfal ko Mohamed Kandji jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fii la ñu yëkkatee jotaay bi lay xibaar jaajëfal mboolem ñi ciy jàpp ba mu yemb benn jotaay 18h45 la doon ci xibaar yi marax yi ak Modou Mbacke ñang 19h45 ci kàllaamay nasaraan xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn yéen ak jàmm.